loolu mooy njàng mu mokk ndokk tey nag bi nit ñi xamee ne bari wax taxuloon ñuy wax lu mel ni lañ doon bay kay ku ko mokkal bokk ñi bëgg lu baax am pour nit ñi mën ko jëriñoo laay wax na léegi am na yenn engagement yoo xam état yi ñoo ko engagé wu ci biir ODD yi que war nañ dem ba 10% yëpp war nañ ko atteindre en aire marine protégée ci océans yi océans yi tey mooy occuper 71% de la planète mooy absorber tout le problème bi nga am ci changement climatique CO2 moo koy absorber mais tey ji acidification bi salinisation bi muy subir la montée de mu am montée de ay subir les changements climatiques bàyyiwul kiw bi muy environnement bàyyiwul jéeri jéeg jaww ji donc nous sommes en danger bu Sénégal yi lekk 29 kilos OMS war na gërëm Sénégal jox ko ndàmpaay parce que bu du woon jën feebar yi bari ci protéine animale d'origine halieutique bi muy indi moo tax ñu aar leen comme bi ñu am ci géej wax dëgg yàlla lii géej jariñ agriculture jariñ ko élevage agriculture ak élevage jariñu ko géej mais mool ma nga xamee ne tey moo dem géej bu ñu naan géej ga am na ca milliard moom mool amu ca million secteur bi indi 200 milliards mool yi dencaguñu 1 milliard boo leen daggalee ñun ñëpp tegal leen si num nag tamatugul 1 milliard te boo leen 200 milliards égal 1000 millions ñu yaakaar ne mool dañ cee sedduñu ci daanaka sax li ngay dégg ñu bind ko ay rubrique muy appui sectoriel yi jotuñu ko gisuñu ko tey ñu wax ne subvention buñ ne subvention rek mu tar dafa am boobu subvention jegewul assemblée kenn wate ko ci budget ba dafa am xaaj bu jege woon est-ce que gënal nañu muy am que bu amee indi ñu ay jooyi ëllëg mu bañ a ñëw a gën te bu mu ñëwee dañ ci war a profité def ko coopérative ñëpp am loo xëy kenn du ko laajaat ñu seetlu ci. mais Thioune pour revenir si. mais dama lay wax rek ne la. oui rapidement. li indi tey défaillance bi ci bonne pratique bi ñu doon xaar mooy même bu ñu amee ñun acteurs vision bu normal pour defar amuñu volonté bu ñu accompagner ci état bi parce que dafa limité te li limité ca politique bi la mais du technicien yi parce que ils ont des savoirs ils sont aptes ils sont qualifiés mais li ñu bind teg na ko defar na géej gi garanti nu 50 ans yi des ci kanam nga xam ne Sénégal dana nekk grenier comme pétrole dana nekk grenier du poisson parce que ñun li ñuy réfléchir yëpp teg fi di ko gars yi seetaane gars yi dañ ko jël di ko jariñoo ci yeneen dëkk yi comme d'habitude waaw mais monsieur Ndiaye man li ma bëgg a laajte mais teg ay solution léegi ñëw nañ un peu si aire marine protégée c'est vrai que ñëw nañ également si farine de poisson yi bu ci ak si plainte yi nga xam ni ak manifestation yu ñu defoon mais man li ma bëgg a xam mooy est-ce que am na dossier boo xam ne yóbbu nañ ko léegi au niveau de la justice pour que ñii entre temps ñii def farine bi ñu arrêté seen liggéey en attendant ñu régler seen affaire mais dafa mel ni ñoom continuer liggéey ñoom. loolu nag société civile bi moom moo ko war a gàddu xam nga du ONG Greenpeace. moom mooy yóbbu État du Sénégal si yoon. non je pose une question par rapport à ça. boobu du suñu responsabilité. léegi nag responsabilité la quand même. ñi ñu tuddee les coalitions yi nga xam ne ñu ngi xeex pour que farine de poisson ñu arrêté que aujourd'hui bu ñu jëlee Sénégal mu am juróom-ñetti usines yoo xam ne dañuy defar farine de poisson yenn yi nekk ci ay zone stratégique man loolu moo tax ma ragal farine de poisson yenn yi dañ nekk ci zone stratégique buñ nee Kayar ku xam Kayar li ngay njëkk a xalaat moom mooy gestion des ressources ñoom ñoo nekkoon les précurseurs ñoom ñoo nekk les pionniers au Sénégal buñ ku dégg maanaam adduna bi sax fu nekk ni daan ñëw à l'école de Kayar bi ñuy doog a taxawal le CPC le comité des pêches de Kayar lu ne ñu def ko fi lu ne ñu dem ba tey ji Kayar googu nga xam ne moo nekkoon le grenier tey ji ñu ngi ko bëgg def benn champ boo xam ne dañ fa war a tester encore ay affaire farine de poisson si ay capacité yoo xam ne nag yoo xam ne usine boobu mën na ko liggéey ëpp na sax lii teer si jën si Kayar ah bon waaw si ay capacité donc yooyu ay jafe-jafe lay indi suba ñen ñoo ko war a gàddu muy les populations moo tax ma wax la sànq ne responsabilité ay tort partagé la état bi am na si acteurs yi am nañ ci mais population bi am nañ ci parce que population bi ñu ngi toog mel ni ñoom seen yoon nekku si. mais temps yi population yi yëngu nañu. seen yoon a ngi si nag. population bi temps yi sax man yëngu doon yoo xam ni comme ni ngay waxee nii maa ngi dégg nuy wax lu xaw am solo parce que ñoo ngi doon wax ni
tey jii géej gii ngeen gis moom mooy financé sax agriculture bi nga xam ne moo nekk ci gox yi te géej gi du nekkatul agriculture bi du nekk dootul mu nekk ndax moo leen di jàppale te leneen ak leneen tam moom moo leen di jàppale. exact donc gis nga état la mu bind ne damay def gestion durable xam nga foofu la état juumee mënoon damay def gestion durable ne damay def farine de poisson. c'est incompatible ànduñu dama géej gi nii la toll li fi nekk ci jën doyatul dama ko war a gën a sàmm ba napp mi sax dàkk tëj mais may naa leen ne yéen napp leen lu ëpp parce que farine de poisson mu ngi ko fàtte heure boo déggee ne usine de farine de poisson ñu ngi dem mooy ñu ngi napp lu ëpp lu ñu waroon napp donc munoo wax gestion durable état tey lan la war a def damay liggéey ci xam suma géej ñaataa fi nekk kon recherche bi dama koy dooleel ginnaaw bu ma ko doolelee mool yi dama leen di boole ci gestion bi ñëw leen ngeen xalaat bu ñu ñëwee may leen dañuy def ay plan d'aménagement ku wax plan d'aménagement wax nan la ñuy tibb ak ñaataa fi war a des kon kenn dootul jàpp lu ëpp lu ñuy jox Paris li ñu war a jàpp Sénégal tey lan mooy sa faire de somme mooy jën bëri na waratuñ ko tuur responsabilité kan mu sauver jën bi la responsabilité état du Sénégal la moom moo war a mettre les conditions yu permettre bu jën bi bëree Ndar ñu am fuñ ko denc bu jën bi bëree Kayar ñu am fuñ ko denc bu jën bi bëree Joal ñu am fuñ ko denc mais du lay mukk man du ma ko nangu ak kenn ku koy wax ne jën bi dafa bëri amuñu nuñ ko def bu ñu ko bàyyee dañ koy tuur non c'est pas une raison jën bi dafa bëri dañ koy saytu ba la say génn ñu tibb lu ñu soxla la ñu soxla tant que ñu ngi koy tibb njëg ji du wàcc économie la man xale géej gi du affaire u damay dem tibb rek indi économie la te mënu ma yor économie yor li nga xam ne moo ëpp doole tey ci économie Sénégal nit ñi dañ koy dundee muy la industrie alimentaire nit ñi il faut ñu lekk kon man li may indi forcément mënul yàqu nit ñi il faut ñu lekk léegi nag état moom mooy préparé wu kee yu mag yi war naa faa def ay air yoo xam ne wala ay kii boo xam ne mën na denc jën bu jën bëree mais ma def fa des unités de conservation Ndar dafa war am unité de conservation mais Ndar amul loolu non Ndar est-ce que sax am na usine glace non bu dee am na fi def na am na doo ma ko usine glace est-ce que am na Ndar de l'état non yaakaaruma ko de peut-être bu dee am na privé moo ko fa am waaw privé la privé bu dee privé tamit bëriwul privé yu fa parce que oto yu bëri bu ñuy dem daal fi la ñuy tibbee seen glace yóbbu waaw fi ngay jëndee glace man ngaa bu njëkk daan naa gis ay camion glace à Saint-Louis ak fu ñu ko daan jëndee man daan naa ko sax gis léegi nag je ne sais plus ndegam léegi am na mais bu njëkk ba moom daan naa ko gis li ëpp ci glace gi fii lay jugee donc kee bu toll noonu bu toll ni Ndar warul ñàkk fu ñu conserver jën dafa war a am fu ñu conserver jën à grande échelle mais kee en principe kan moo ko war defar le privé l'état yëpp mën quai de pêche yëpp boo gis Sénégal quai de pêche boo gis ci Sénégal état moo ko tabax après nag mu signé ay concessions avec municipalité yi ak acteurs des pêches actuellement ñaata quai noonu am au Sénégal xaw na takku 23 quai 23 am nañ 23 quai mais nag yenn yi turu quai la ay plateforme la am na yoo xam ne dañ ko tuddee quai mais ay plateforme rek la foo xam ne nit mën na fa débarquer mais du quai de pêche boo xam ne dafa respecté ay normes mais bu ñu jëlee tey quai yu respecté normes au Sénégal je crois que y'en a que 12 te 12 yi sax yàgguñu faa def mais 12 yooyu est-ce que am nañ conservation système de conservation amuñu système de conservation lan la quai bi nag bon lan la quai de débarquement la ah débarquement le quai c'est ça sert juste à débarquer léegi nag am na yoo xam ne amélioré nañ leen ba nga xam ne non seulement mën nga débarquer mais conditions yi ngay liggéeyee conditions yu baax la am na nag ñoo xam ne amuñu loolu léegi nag quai yu mag yi bu ñu waxee Joal dafa am unité bu ñuy denc jën bu jën bëri Mbour daf ko war a am Kafountine daf ko war a am Jifeer daf ko war a am dëkk yu mag yooyu dañ ko war a am parce que heure bu jën bi bëree amuloo ci pexe bi nag du ne xaaral ma woowu benn nit ku dëkkul Sénégal ak nationalité bu mënti bokk ma woo la ne la kaay nga defaral ma usine de farine de poisson pour bu jën bëree nga ñëw di ma ko dencal yow dencoo ko pour man ay nit mais da nga ko jël wol ka juróomi kilo yu nekk buñ ko walee mu def benn kilo farine ñu dem di ko jundalee ay mala si bitim réew loolu moo jaaduwul te état du Sénégal war na ci mën a jël ay responsabilités consommateurs sénégalais aussi war nañ mën a xam ban risque la ñuy courir ku fi yebal sa jox sa jabar sa dépense mu dem nga jox ko junni mu dem ñëw toggal la ceeb boo xam ne dafa am ay légumes ak ay naajoo ki jaxatoog yooyu rek bu ko wax dara xamal ne yow yaa seetaan noonu waroon ngaa wax ba jën bi di toll fi mu toll ba jën amatu fi te foofu lañ jëm nag oui mais seulement tam il faut que nous consommateurs yi nga wax également il faut que nous kii leen quoi sensibiliser leen
si loolu tey ñoom ñëpp xam nañ tey que ceebu jën bi moom jën yi si daan nekk te moom nekkatuñ. mais yaakaar naa rajo bi moom bokk na ci war a gën a mën sensibilisation bi xam naa ne bëri na ñu koy déglu moo tax ñun buñ fi ñëwee dañuy profité wax ak ñoom si loolu parce que ñun suñu audience comme mënuñu dem fépp li ñu mën mooy dinañ dem ci communauté de pêcheurs yi dinañ leen former dañ leen di tàggat Mamadou Diop Thioune mi xam na loolu ñun dañuy tàggat communauté de pêcheurs yi pour ñu xam seen i yelleef ak seen i droit buñ ko xamee ñu gunge leen ci nan lañ koy sàmm bu ñu xamee loolu ñu ne nii ngeen di taxawee pour mën a def lii ni ñuy jàppalee ñun état bu nekkee dañ toll ci jamono état ñu ne dañu war def appui ci pêche INN ni ñu leen di jàppalee ñu dem gëstu ji pour xool bateau yi yàq géej gi ñun noonu la ñuy jàppalee nappkat yi pour que ñu nekk ay nit ñu xam lan la leen yoon dénk parce que nit ki day mi jàppale bon yéen daa ngeen jàppale état daa ngeen jàppale consommateur daa ngeen jàppale pêcheur waaye man li ma jaaxal mooy nag doon jàppale presse bi nga xam ne ñoom ñoo leen di bàyyi ngeen dox di sensibiliser voilà le grand problème fii nag day di wax mais nag gis nga ne mani gis ngeen ne presse moo leen di jàppale waaye jàppale wu leen ko non ñun d'accord nañ mais waaw léegi nag da leen di jàppale presse gis ngeen ne lépp lu Greenpeace parce que yëpp a ànd de waaw mais gis ngeen ne yéen lépp lu Greenpeace xewle dañuy woo presse bi yëpp ngeen ñoo fekkee waaw loolu la dañuy lancer et tout mais bu ñu fàtte lan moo tax ñuy dimbali ñële bu ñu fàtte turu Greenpeace turu anglais la Greenpeace la green mooy lu vert comme li Mamadou Thioune mi kolo ku wax lu vert ñaar ngay xalaat di nga xalaat ñax di nga xalaat loo xam ne gàncax la loo xam ne moom la ñuy dunde mais di nga xalaat tamit jàmm parce que mooy couleuru jàmm peace ci anglais mooy jàmm kon ñun bëgg nañ nit ñi naat nekk ci jàmm nu ñuy def nag ba nit ñooñu naat muy population bi surtout nan la ñuy def ba population bi naat nekk ci jàmm loolu mooy liggéeyu Greenpeace même bu ko nit ñi comprendre buñ ko xoolee feneen mais ki nga xam ne bëgg na ñëpp naat bëgg na ñëpp nekk ci jàmm ban moyen lay utiliser ba nit ñi xam seeni droit ban moyen la ñuy utiliser ba nit ñi xam nan la ñuy aaree li ñuy liggéey ban moyen la ñuy utiliser ba nit ñi seen liggéey sax dàkk te duñu dem tàllali loxo ñun loolu mooy suñu liggéey surtout nag bureau bi nga xam ne mooy bureau bu Sénégal moom dañ ko dénk océan lépp lu jëm ci géej ci dëkk ñu dendal ñun loolu la ñuy liggéey am na yeneen bureau yu ñu dénk forêt am na ñu dénk énergie renouvelable ainsi de suite mais bureau Sénégal moom géej lañ ko dénk donc moo tax ñun ñuy sonn nag ci géej bëgg lépp lu ci nekk nit ñi di ko respecté mu naat jàppale tamit ña say liggéey yaakaar naa daa ngeen offrir un jour xëy na peut-être occasion noo ànd génn ci biir géej parce que ñun bëgg nañu def ay reportage ci biir géej boobu dina am solo boobu moom am na solo Sall boobu moom dinañ ko waaw ngeen gisal seen bopp gis li ñuy liggéey waaw loolu am na solo voilà ñun léegi sax ñoo leen wax léegi fa ngeen di jàpp yéen daal yéen lay jàpp sax fa taxaw ci ma del soit rapidement si yéen gis nga léegi li nga xam ne moom na doon wax surtout si ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk mbir mi yëpp ak ku nekk itam rôle bi ñu war jouer si yow defe naa léegi mën nañ évacuer un peu pour gagner du temps li nga xam ne moo doon wàllu jumtukaay ak lu mel ne farine de poisson ak yu demee noonu mais man dama am beneen préoccupation dama gis par exemple kuréel bi nga xam ne fii moo nekk fii te Sénégal nekk si Mauritanie ak xaw ma yéen dëkk mais man kuréel boobu dafa mel na je ne sais pas dundul te man li ma yaakaar kuréel boobu sax moo waroon gàddu xëy na xeex boobu taxaw. non kuréel ga réalité daje réew mu nekk yaay. lu mu tudd sax man tudd sax. yow yaa ngi commission sous-régionale de pêche cadre boobu nga gis cadre la bu concertation état yi pour la mise en œuvre ci politique yi nga xam ne dañu ko arrêté dañu dëgg ay digal yi bii mooy ouest am na bu nekk côté Afrique centrale noonu la tëddee mais fii xam nga bu ko Guinée jiite du koy ñëw dugg biir Sénégal di tere yooyu ko am Guinée war koor yi dañ leen fi boole pour que ñu joxante li nga xam mooy xalaat yi tëdd te ñu war koo appliquer mais loolu du wàllam. waaw léegi dama lay bëgg poser benn question dégg naa léegi li nga wax est-ce que ñoom léegi li nga xam ni moom mooy seen kii kenn war ko gën yaatal encore. moom laa expliqué dama la ko déglu saa dama ne këyit booy seet lu ñuy appliquer mu nga see commission sous-régionale li état bi engagé muy commission sous-régionale de. waaw ma tax Sénégal war na am plateforme acteur non étatique ci pêche bi buy porter plainte parce que c'est CEDEAO ubbi na ay buntu pour léegi organisation société civile yi porter plainte comme ni ñu amee fii la plateforme nationale des acteurs non étatiques ci accord de Cotonou gis nga ni ñu ko toppee ba mu am fu mu mujjee ak yeneen ak yeneen waaw état bi amuloo ay infrastructure Sénégal dafa amoon ay convention de partenariat ak canadiens yi ñu def ñu ay centre capace ak yooyu nga dégg ay fonctionnaire a ko jaayante seen biir jaay bu Kayaar bu Tëngéej bu Joal ñu bloqué leen
coow li nekk ci diggante bi kenn du ci wax waaw comment un état peut être muet kenn jëlu sa responsabilité population yi jël seen responsabilité kuy ut fooy denc amuloo la nga am ñu amee la ko nga da nga koy jaay yow mën nga indiwaat xalaat yi yaakaar loo nit ñi di nga fi def dara naka la gaal di teere jën yooyu bari te amoo foo ko denc xanaa duñ dund ëllëg loolu du maglaay loolu état la état liñ ko laaj bu ñu ko andiloon du demee ni mais pourtant bañu ko sax bind na ko ci kayit jot ko ba mu ko jotee dañ ko def ci leneen imaginez yow mi fekk li ñu may ay don gars yi di ko jaay te kenn waxul boo xam ne état jaayu ay fonctionnaire ko doon jaay dossier baa ngi foofu tëdd bomba la dañ ko laal parce que ñun lañ ca waroon def nañ ko ba ñu waree jotee ñoom jote nañu dem ci yoon bu ñu tefee kay am na ñu koy natte jaay ko parce que ku mu ne nga def lu la neex y a combien de projets de kay yu fi démarré ba ñu yeggu ci ana centre de transformation yi fi démarré ba ñu yeggu ci ana liñ fi wax yëpp dana ñëwul xam nga gars yi fonk waa Chine yeneen dëkk africain yi mooy Chine waaye lu ñu wax rek def ko donte dañ lay nax mais defal nañ la pour nax la yow nga d'accord ne ñu ngi defal la waaye di la di diggee loolu dul def xaat di am désordre lay indi donc volonté politique bi rek fa lay delluwaat su état bëggee mu baax BR dañ ko bëgg mu baax TER dañ bëgg mu baax littoral Sénégal 718 kilomètres de côte bu ñu amee tey jii 718 kilomètres war nañu mën am 45 départements 45 unités de congélation et de conservation des produits agroalimentaires Sénégal engagé wu na ci dans la convention de l'UMOA pour la création des chambres d'agriculture mu reprouver pêche agriculture élevage def nañ études yi mu nga ministère de l'agriculture ñu ngay def lu nekk mais kenn tegu ko fi que loolu ay chambres consulaires la yu articuler les politiques de l'agriculture grand A entre l'État les populations les collectivités territoriales y compris la pêche dégguloo grand A waaw donc porte d'entrée yi dañ koy fàtte les collectivités locales territoriales sont les portes d'entrée nañ jox infrastructure dafa leen ay concessions ñoom ñu def ay rétrocession aux acteurs mais tey dama la ne bu suñuy quai de pêche ba léegi ñu ngi koy natt pour jaay ko. mais man dama Sénégal 92 bi ñu soxlaa xaalis pour accueillir kii yooyu jaay nañ ay accord de pêche ak lu nekk wax nañ ko fi temps yooyu. wallaay alors que lii nga xam ne moo ngi nii nga xam ne moom mi ngi nii këtt ni jon ñëw defar ko mu bëgg mu fàtte ko. waaye weer yi passé lañ ne la nous avons 200 quelques milliards de recettes moo tax ma ne la mool mi nga xam ne fa mu nekk di liggéey la muy liggéey ci les 200 milliards génne moom mool amu ci million. waaw ban mool ma amul li noonu ci may ma xaalis aw ma xaalis mooy ñaan la parce que xaalis ab même fonctionnaire dañu am problème. parce que fa ñuy liggéey boo ne ministère de la pêche ñu ne yéen a ëpp xaalis ka amuñu xaalis. waaw mais man léegi je pose une question li ñu waxee gis nañ sànq ba léegi yéen ñëpp woon ngeen ni mauvaise volonté moo am de la part de l'État ñi nga xam tam ñoom ñooy acteurs yi les pêcheurs ak consommateurs yi tam seen yaacaaral et cetera mais est-ce que lii taxul ba nga xam ni yii nga xam ni moo fi amoon jamono yi ak manifestation yu métti yi conséquence logique la normalement parce que yooyu judduwuñu noonu am na lu ko indi. man su parce que mauvaise volonté mooy dem ba nga xam ne yu baax yëpp ay dem léegi nag du demee ba ñi nga xam ne ñooy acteurs yi amatuñu luñ dundee mais dañuy dem taxaw pendant 9 heures de temps di yuuxu ak di xam policier. xam nga réaction bu normal la ci population bu bëgg liggéey gisul lu mu mën a liggéey population buy ut li muy ut mënu ko gis ou bien bu utee ba gis niñ ko war a gérer kenn gérer wu ko donc c'est une réaction boo xam ne c'est normal de population mais tous les jours dafay revenir ci lan muy nan la ñuy def ba population boobu xam li ñuy def mooy lan muy la transparence dans la gestion des pêches tant que mënuñu état du Sénégal ne man suma gestion pêche bi nii la demee damay bëgg signer ay accord waaye balaa may signer accord dama war a évaluer accord bi fi njëkkoon nekk bu ma ko évaluer dama war a dem ci mool yi nga xam ne ñoo say yëngu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy soppali jën jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy mareyeurs yu góor yeeg yu mag yi mareyeurs Mar Central ak yu tefes ñu toog ñu ne ah ñun de defoon nañ lii ci at sangam lii la jural dëkk bi lii la indil gàllankoor muy évaluation lu jafe nag la li jafe la ci milieu pêche sénégalaise. oui mais il faut essayer. non lu jafe la ci état def ko
ah bon parce que du mool bi mooy dem di évaluer ci état. non parce que ki signé état la moom moo war a dem évaluer ñëw leeral mool mi ñëw toog indi leen en commission ñun ñëpp ñu bokk toog ñu ne ah ñun kat ba ñu defee lii lañ ci jëlee lii mooy li ci ndam lii mooy li ci gàllankoor yéen ñëpp ci doxalin bii passé lan moo ciy jafe-jafe bu ngeen gis pour ñu soppi évaluation yi dafa war di am. seetaan naa keroog benn directeur télé bi ci benn télé de la place mu ne renouveler nañ accord de pêche Sénégal ak Union européenne. mais renouveler nañ ko est-ce que bi ngeen ko renouveler wax ngeen ko moo ni. mais man moom laa bëggoon loolu sax man de maa ngi koy déglu. non mooy est-ce que wax nañ ko nit ñi maanaam aujourd'hui yow bi nga demee bay renouveler benn war nga évaluer bi nga évaluer yàgg yi nga ko séqoon parce que si biir accord boobu dañ ci bind ne kii day am lii kii dina am lii kii dina am lii ñii la ñuy fay fii lañ koy dugal fii lañ koy dugal mais nañ toog ak nit ñi fa ngeen waxoon bi ngeen koy dugal est-ce que dugal ngeen ko fa. ñaata kooku doon wax ni de accord de pêche yi dañ ko renouveler mais est-ce que waxul également que am na benn commission restreinte boo xam ne moo toogoon def loolu. man daal li ma dégg mu wax ab directeur la ci direction des pêches bi la bokk. ci ña fa nekk la bokk. ci ministère des pêches xool naa kii bi. bi mu waxee dafa ne moom def renouveler nañ ko évaluer nañu. gisaguma nag mool mu ma ne fekke naa fañ ma woowee ma def évaluation. mais évaluation boobu rek kii kenn publié gu ko. woon les résultats publié nañ ko mooy li ma wax. mooy transparence bi ñu soxla ci pêche au Sénégal. gis nga bu dee évaluation da ngay évaluer lépp looy def ci pêche da nga signé accord évaluer ko da nga bëgg a def benn usine benn place demal nga def étude d'impact bi nga boole si ñu ci war a bokk nga bañ a xejji kenn bañ a beddi kenn ñëpp ñëw fekkee. étude boobu bu nekkee dañ leen wax ne warul mën a nekk dem leen ngeen delloowaat étude bi ñu jàng tàkk malheureusement lu jafe la fii nit ñi dañuy installer usine du ñu def étude d'impact environnemental bu jaar yoon. mais ñoom doo leen waxee Kayar brandir nañu le maire bi ñu daan ni affaire bi def nañ ko xamu mi nii. moo tax ma ne la manière de le faire. la manière elle est importante. imaginez population de Kayar ñaata milliers de personnes ñoo fa dëkk. nga ñëw ci benn salle boo xam ne maximum mënta def lu ëpp 300 personnes nga ne fa laay defee assemblée pour def étude d'impact environnemental tey jii la ma nit ñi war a def audience publique nit ñi fi toog ñoo war a wax pour 12000 personnes à peu près est-ce que 200 personnes doy nañu pour valider la population de Kayar donc yooyu ay jafe-jafe la moo tax ma ne la yooyu gis nga transparence état du Sénégal tey ci loolu la war a liggéey transparence dans la gestion des pêches transparence bi moom mooy wax tey jii Sénégal lan ngeen di liggéey ñaata accord de pêche moo fi am ñu leeral ko. ñaata bateau la Sénégalais yi seen bopp am. bateau yooyu seen jën yu ñuy jàpp fan lañ koy débarquer buñ ko débarquer ñaata moom moo dem ak bi muy dugg ñaata moo dugg ci keesu Sénégal pêche comme pêche artisanale bi ñaata la ñu fay permis recette mën la wax ne seen géej gi seetloo leen diggante daaw amoon ngeen junniy jën mais bi ñu mujjee seet ren juróom-ñeenti téeméer moo fa des nga ne kon suñu téeméer la manqué na la ñuy def ba mu dellu si fi loolu évaluation moo la ko mën a jox. waaw mais Thioune quand même man yii di Ablaye di wax nii laa donc pêche bi c'est un fourre-tout ku nekk lu la neex def amul. l'état tam ne cherche pas. état mooy régalien dafa am loo xam ne bon dañuy wax liñ ci xam parce que gisuñu fa ñu xaare suñu bopp gis ko fa. wax naa leen ne accord boo gis ci àddina dafa am lu ko ngemb bu joxee jën te évaluer woo te booy évaluer recherche bi nga xam ne mooy évaluer ñu joxe avis scientifique am kay jël jën na am avis scientifique bu dëkk bay joxe dëkk boobu amul lu ëpp bay tuuru bañ natt ne ëpp na te yàqul dundug ñooña bu mu joxe loo joxe ci biir dundug ñooña yoon danay dab moo tax ma ne la Sénégal su fekkee dafa nekk infraction aux yeux du monde ci affaire pêche nañ ko porte peine yóbbu ko en bourg nga ne kuy porte plainte mel na société civile léegi société civile du Sénégal demande na amaat na doole parce que ñu ngi demandé c'est un plan CEDEAO commission agriculture bi créé ay plateforme nationale de pêche aquaculture pour que ñu dem léegi ñooy société civile la dégg nga ne Sénégal porte plainte ñi jël ay détournement d'objectif pour seen projet yi parce que projet day ñëw ñu def ay détournement d'objectif tey ji dama la wax ne durant les 5 dernières années am nañ fi combien de projets yi nekk en cours xam nga y a un problème au niveau des quais y a un problème au niveau des centres de transformation. Quel genre de problème? benn quai yeggul on a commencé des quais benn centre de transformation yeggul on a commencé ça léegi fu ñu jëm avec l'exploration du pétrole bi ñëw il faut délocaliser relocaliser nii na ñuy dem taxu ji gars yi fi ñëw fu ñu xaj Kafountine est-ce que les infrastructures yegg na pour ñu defar ko Kafountine nga may dégg
même seen centre de transformation bi fa mu tàmbale fa la yem ba dëgg donc bu leen ne yéen a ko moom ñu séntu yaakaar nga teg ci suuf que duñ ko gis te nga mën yaa ñu ko mayoo ñu ko suñu obligation pour ñu am na ko xam nga tey jii lamb ji nga ubbi mooy lamb ji gën a neex képp koo xam ne tey jii def nga sa naw noonu pour porter préjudice à la population bi ay citoyens yi am ay droits nouveaux lañu dañ user suñuy droits yóbbu leen ci yoon woowu mais na leer yëpp buy dal na dal ñeeng parce que lu tax dañ fi ñëw taxaw wàcc en 2014 Macky Sall jël ay décision annulé fii accord de pêche ñu félicité ko c'était au temps de Aïda ak waa Greenpeace jox ko diplôme bu kenn du jox kenn c'est le premier diplômé du Sénégal de l'Afrique ku ñu mos a ne ko mesure bi nga jël kontaan nañ ci mais tey jii nañu remonter information yi jox ko les bonnes informations mën a jël les bonnes mesures parce que mënu tàmbalee baax ñu di ko nëbbali ci def du jëlaat ay donc aujourd'hui il faut que fi leer. waaw léegi yenn accords yi kañ ngeen ko signé waat 2014 ba kii wu noonu kañ ngeen dab. 2014 2019 accord bi jéem a muy accord de coopération ICCAT. accord boobu xam nga lan la. damay jox ne Sénégal am na 50 000 tonnes. Abdoulaye Ndiaye dëkk Île Maurice ñëw jël ay bateau ñëw jël ko fii ci man ñu jël ko ci Kotam bee mais loolu lépp ci ay mbind ak am na lu mu jur. loolu laay ne la rubrique bu nekk am na bii dañ koy def ci napp gi bii dañ koy def ci transformation bii dañ koy def ci mareyeur bii dañ koy def infrastructure bii dañ ci def ay formation yooyu yi mu la ni ñu ko séddalee bu ñu koy doxaloon noonu xanaa ku ci commencé tabax bennum néeg bu laa déwénee yenn yi mat appui sectoriel yi organisation yi mën a am pour di soxal ni jàppale leen ci war dafa lay feeñee parce que mbir moomu même yow booy lëndëmal dëkk bi nga ko dëkkal séqal du lëndëm parce que Union européenne képp ku bokk ci groupe am di liggéey day contrôler ba au dernier centime li nga wax foo ko def. normalement oui. donc ñooñu yete nga leen tiim boo leen mayee nag foo xam ne yow say njombe tax na ñuy rëccee foofa yow def nga une complicité agissante. dernière phase importante Abdoulaye Ndiaye li nga gis tey ji comme du ma jëlee kaw Saint-Louis avec plateforme yi nga xam ne daan fa juddoo ku exploitation gaz beeg pétrole bi par rapport à la pêche bañ jàngat nga ci am. surtout en terme prévention ak lu ñu war def pour que surtout géej gi bañ yàqu. première chose daal li ñu war a njëkk xalaat mooy l' activité de pêche moo fa jiitu pétrole. ouais activité de pêche ay nit du si dund moo fa jiitu pétrole. te dafa mel ne sax moo ko ëpp importance. bu pétrole jeexee loolu day continuer. ouais kon xam nañ déjà lan la. activité bi moo fi jiit pétrole moo fi jiit gaz buñ ko exploité 50 ans comme ni ko projection yi waxee bu 50 ans yi passé pêche day continuer kon lan moo ci war a am jël bépp matuwaay ba ñu bañ a yàqal lenn ci napp nag te nag loolu lu jafe la exemple bi may jël lu ndaw la bu ñu nee nappkat yi ci tool bi ñu daan dem foofu ci Ndar 100 mètres carrés la ñu ne gas nañ fa ñaari teen boo xam ne dañ ciy seet gaz wala leneen teen bu nekk ci mètres carrés yi jël na 10 wala 20 mètres carrés wàññi na nappukaayu mool yëpp ñaari 20 mètres carrés boo ko jëndee 100 mètres carrés wàññikuwul 40%. kon wàññiku na nappukaayu mool yi au moins ci benn espace réduction ku wax wàññi nappukaayu nit fa nit daan ute nga ne kon dinaa wàññi koomam parce que fa la daan dem di uti lu muy dundalee njabootam nga samp fa dara loo xam ne wàññi nga koomam. nit ki nag bu nekkee da nga ñëw fekk nit ci benn place mu fay for dara di yóbbu këram nga def fa lu ko gàllankoor loolu da nga koy jox lu mën a remplacer la nga koy yàqal mooy bu njëkk bi. est-ce que ñoo ngi koy xalaat loolu. en tous les cas ñoom mool yi seen organisation yi war nañ ko xalaat ba défendre ko seen bopp. non ñoom ñoo ngi wax yooyu ñoo ngi leen dégg. waaye nguuru état laa wax ci ay yi ñuy wax ak yu demee noonu est-ce que loolu sóoraale nañ ko. état bu ko sóoraalewul askan wa nekk foofu moo koy gàddu combat bi. parce que mbir dafa am yoo xam ne li ñu naan pesam kanam borom moo koy fajul boppam lii ngeen fii def lii la mën a gàllankoor damay teel a wax kenn du ma waxal nag kenn du ma waxal maanaam pour yóbbu fa benn nit mu dem toog di waxal ne man maay waxal nit ñi te xamuñu ndax sa askan wala bokk loolu jaaduwul donc ñàkk a bokk nañ leen impliqué ci bépp organe de décision bu ñuy jël bu ñu defee loolu ba pare ñu ne yan matuwaay la ñuy jël ba loolu ñu fiy seet du gàllankoor liggéey bi mu fekk maanaam seet gaz wala seet pétrole mu rey jën wi fi newoon nit ñi amuñu lu ñu dundee loolu dañ ko war a bàyyi xel bu ñu demee ba seet loolu ñu ut ay garantie yu mu leer ne lii mën na
duñu wax ne zéro risque mënta am si recherche ak ut pétrole amul zéro risque kon am nay risque mais ñu fexe ba risque yi ñu jéem a tënk ba lu mu gën a néew mu mën fa ñàkk bu ñu demee ba am loolu comme que nag mool yi mënu leen wóor ne risque bi am na wala amul ñu ne lii ngeen fii ut nag comme que si biir tool bañ daan foree ngeen ko jëlee lan ngeen si dogal ne dindi nañ ko pour population yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waxuma nag ñu naan maan ay contenu local lañ ko tuddee wala beneen bi responsabilité sociétale d'entreprise non ginnaaw responsabilité sociétale d'entreprise ginnaaw ñu wax contenu local dañu war a wax ne fépp fu ñu dem di fa seet pétrole wala gaz ci Sénégal balaa ñu fay génne benn bërigo war nañ wax ne loolu ñu fay ut tant de % yii lii moom la ñu dindi denc ko pour ñoom utal ko benn compte bu wér nga xam ne ñoom rek ñoo koy mën a yoral seen bopp fii ak juróom fukki at bu ngeen demee it ñoom la ñu yoroon ni ngi fi continuer nekk. ñu defaraat seen géej waaw déet ñoom kay déet en dehors de loolu ñoom dañuy prévoir dans leur fonds ci géej gi ngay liggéey lan ngay defaree pour que booy dem nga delloo fi li fi ki yoon ni mu meloon. loolu may wax nañ leen ko utal mooy loo xam ne da leen di permettre ñoom ñu léser ci seen jumtukaayu liggéey mais ñoom ñu am leneen nit ki da nga koy fekk fu muy liggéeyee moom demandé wul pour nga ñëw. parce que bu nekkoon géej gi dañ naan ay titre foncier la titre foncier yi kan moo koy moom ay mool ñoo koy moom parce que ay mool ñoo say dem waaw léegi que say dem waroon fa am titre foncier daggaluñ ko état ne man maa yor lépp mais yow yaa fi daan yëngu dafa am luñ fi gis ma signal keneen pour mu fay ñu ay milliards mu ñëw jël si ko mais yow mi daan fi yëngu lan lañ la war a jox. indemnité sociale communautaire. dañoo am indemnité bu ñu leen war a prévoiral. ut ko ci seen comité yu mag yi. ut ko au niveau national ne bépp baril bu génn Sénégal diggante Ndar ba Casamance tant de % les communautés de pêcheurs ñoo ko moom ñu ut fuñ ko dugal denc ka fa ñoom ñu taxawal seeni kuréel yu ko saytu seen kuréel yooyu ñoom ñoo am seeni caabi di dugalal seen bopp di jëlal seen bopp kenn du leen yoral seen caabi nit ka ngay yoral da nga naan amul loxo mool mi am na loxo am na xel xam na li mu bëgg dama lay dimbali par force si lay dimbalee déedéet jox ma def li ma soxla man parce que man maa xam sama soxla lan la doo ñëw suma kër fekk ma am fauteuil am chaise am lépp fekk armoire laa amul nga ne ma fauteuil laa lay jëndalaat bëgguma fauteuil armoire laa bëgg kon jox ma li ma am ma jëndal sama bopp li ma bëgg loolu moom moo jaadu donc si côté boobu bu dee luñ ciy saytu la nañu bàyyi mool yi impliqué leen dès le début buñ leen impliqué lépp luñ ciy def nañ ko waxtaan ak ñoom mais balaa dara di génn état du Sénégal na jël ay matuwaayam mool yi tamit seen kuréel yi nañu teel a taxaw ñu teel a wax état la nga xam ne ñun moom la ñu war a am si lii leeral leen ko balaa ngeen fii génn benn bëri yéen a ngi signé ak ay entreprise yu nekk nag yoo xam ne dëkkuñu Sénégal ku nekk ngi ñëw di wax maa moom fii kii naan maa jënd fële kii naan maa jënd fële la ngeen jënd ay nit si daan yëngu nit ñooñu dañ leen war a bàyyi xel ba kenn du leen gàllankoor kenn du gàllankoor seen njaboot kenn du gàllankoor seen liggéey kenn du gàllankoor fa ñu daan foree li ñuy dundalee seen njaboot te ñoom ñëpp nag géej gi lañ daan foree li ñuy dundalee seen njaboot kon nañ ko fonk. voilà Thioune si aspect pétrole beeg gaz bi nga xam ne dafay cohabiter ak la pêche. waaw cohabitation pêche pétrole. actuellement luñ si jëlagul comme décision. amul risque zéro. L'État du Sénégal dafa war a articuler les politiques de pêche aux politiques de l'environnement. L'État du Sénégal a des obligations li lay wax léegi pétrole bi génne Sénégal gépp koy seddoo waaye ñii ñu ko xañ ca Ndar am nañ droit am indemnité communautaire ca lañ leen xañ parce que ñoo gis sa rëkk ka monté la muy monté war na bàyyi njëg ba muy monté waaye fa njëg koy dindiwaat di ko defaraat xale yi nekk Ndar nag war nañu defar ay fonds de génération future loolu ay obligation yoo xam ne même bu ko état bi deful sax société war na ko dénoncer parce que dañ ko ciy topp moom parce que ñu ko jox xaalis bëgg ñu tilimal xaalis bañ ko jox c'est loraange koo xam ne teg na ko ay nit door a dem donc am na si loo xam ne débat interne moo tax ma ne la Sidel débat bi mu dugal actuellement ci Saint-Louis ak ni ñuy intervenir jóge ca pêche ba jëm ci pétrole bi jëm ci ëllëgi Ndar bu ñu leen dégloo def penc la ñuy jur ëllëg dana régler problème bi yépp te nañ ci profité nag ci fii na ngay wax ci affaire pétrole bi ubbil ñu ay contrat d'affrètement parce que surpopulation bi ñuy am bu ñu amee restriction fa ñuy nappe la koy muñ di ko fay mu nga ca Mauritanie te noo seqali ñu ko xañ ngoon war nañu mën a ubbil affrètement bi foofu changer tournure accord bi ngeen di wax bàyyi licence yi génne accord d'affrètement yi gaal yi dem amul xàjj ak seen amul discrimination ñu ubbil leen ko wekki la nga xam ne moo nekkoon seen code di interdire étranger mu napp ñu dindi ko ubbil étranger yi ñu napp sous des contrats définis d'affrètement
gaal guy dem yóbbaale immatriculation Sénégal soo jéggee frontière bi am transit temporaire bu contrat bi di jeexee nga ñibbi sa waat loolu aussi dañ ciy profité beneen bi aussi mooy mënoo jël si exploitation pétrole ñëw bay taxawal ay unité d'intervention amul mënta nekk gestion des risques et des catastrophes ndar ci littoral logistique dafa am logistique d'intervention en cas de catastrophe yoo xam ne ay ndar la ñuy jël former leen en feu ay sapeur pour ñuy intervenir en cas de catastrophe loolu aussi ay emploi la waaye doomi ndar dañoo jàng université ngi ndar doomi ndar yaa ngi fa am na penc yoo xam ne contenu local bu ñuy wax contenu local laay wax parce que bu contenu local waxee Sénégal gi bëgg bokk war nañ contenu local boo xee ndar kese ko moom di ko jox ay doomam mais ndar bu dee junni kay yow d'accord naa 100 lañu jëlal 78 mais 30 yi waa ndar ñu ko war a séddoo seen biir ba pare bokkaat ci 70 da ngay Sénégal lañu yooyu yëpp dañ ko war a fexe muy daal di feeñ xam nga nit ki doo ko jël xañ ko li muy am war ko jox li mu moom nga yaakaar ne da lay ñaan li mu moom loolu ay obligation waa ndar la ñoo ko moom comme ni nekk obligation waa Tëngéej ci Rufisque offshore profond dégg naa sax ñu boo xee ñu ne Rufisque bokk ci que tuddee ko Rufisque loolu moom beneen cas la boo xee li ñuy lijjanti la ci faneen fu dul fii dañ cee yegg mu xam mais dama ne les communautés littorales impactées du pétrole li nga xam ne intervention yi war leen concerné ñoom lañ ko war a jox ñu imputé ci suñuy collectivité locale bu ñu waxul population collectivité locale war nañu taxaw tem ñu booleñ ci wax jooy fa ñu koy séddalee parce que boo ma lay toppaloo état dinaa topp société bi exploité te faneen foo xam ne penc ma xam nañ ko te foofu la ñuy jaar parce que tey jii bu ngeen demee ba ndar ñu ne la étude d'impact environnemental bi nekkoon ndar la commission néerlandaise def ko bañ c'est que amul woon enquête publique bi bu ñu koy soxal mooy solo bi audience publique ci biirum ne ku ne nga tànn ku la neex non waxuñu boobu audience publique bi enquête ba la ñu bëgg mu jiitu ko booy audience te yooyu ay obligation la état bi daf koy def waaye war na doy société yi loolu ñu topp état di ko continuer loolu la ñu fi ñëwee toppatoo ay société di leen toppatoo. mais sur man temps yi dama dégg benn affaire boo xam ne université d'ailleurs Gaston Berger la génne fàtte naa sax ki nga xam ne moo doon parce que ñoo woote woon benn genre waxtaan mais li mu doon wax dafa ne actuellement BP mi ngi def loo xam ne waru ko def ndax mu ni mi ngi def de façon séparément di gis ay groupe de pêcheurs di waxtaan ak ñoom en termes d'avantage alors que yooyu normalement di gënoon sax mooy d'abord mu dem bala muy dem fenn di gisante ak pêcheurs municipalité ba nga xam ne moo nekk Ndar mu dem d'abord ñooy ji fa waxtaan ak ñoom ba pare doogay def leen waaye de façon séparée lay dem di gis ay Maroc yooyu te kooku c'est pas une bonne pratique. merci beaucoup maa ngi saluer de passage l'initiative ñoom defandoo ànd ak ñoom Latir ak waa CLPA bi ak ñi nga xam ne effectivement il n'est pas autorisé à la société mu ay tànn biir du yoonam nekku ci la moo tax BP dama ne bokk na ci ñi nga xam ne ñun joxoñ nañu société yi ci société civile dañu joxoñ société yi te waa Ndar ci biir société civile liggéey nañ ci lu bari moo tax sànq ma ne la am na lu nekk Ndar ci waxtaan yu ubbeeku ci biir réseau WhatsApp yi nga xam ne ñi ngi joxante fa ay xam-xam fa muy mujjee mooy pencum Ndar ci toggal ba war a am Ndar ñoom ñu jël ko si pencoo am fuñ ko teg am kuñ ko joxoñee waaye comme caq day amul digg mairie baa nga ca digg ba parce que mooy seen kër gu mag loolu ngay wax muccul waa mairie dugal nañ seen loxo ba def initiative de la commission ñoom Latir yi ngay dégg ñoo ko jiite woon ci matière parce que Latir moo nekkoon président de la commission pêche le 5 avril bi passé 2019 ñu ngi woon Saint-Louis université ak les acteurs loolu lañ doon fexal nit ñi pour que ñu préparer si ngoon wax nga ko ngoon lu siw nii du lu ñuy nëbb am na mais mooy fekk li laay wax ma wax ko léegi nag ñun population bi du xuloo ñu ci xeexuñ ci dañ ne li ñu war te ñu moom ko ñaanuñu ko nañu ko indi ñu jël ko li ñu moom te war koo jot nañu ko taalal ñu jël ko wa illaa ñu ñëw jël si ko fañ koy jëlee waaye li ñuy séddale ñu bokk Sénégal bu nu kenn bàyyi ci gannaaw te ñu bokk ca moo tax ma ne les collectivités territoriales porte d'entrée de l'exploration et de l'exploitation muy Tëngéej muy Kayar muy Saint-Louis di Palmarin war nañu am ndaje boo xamee ne dañ leen koy tàggat ñu xam ne ñooñu boot nañu loo xam ne seen biir dëkk ñoo ko moom mu yem ci ñoom waaye boot nañu ñoo xam ne ñoo war Sénégal gépp ko bokk ñu war ko séddoo ñëpp am ca. léegi normalement mayonnaise bi ma bëgg Macky Sall mayonnaise ko mu niin ñëpp jàpp ci loolu la tax may waxee nii. mais léegi nenu bëri bu njëkk bi 2023 defe naa yooyu nañu wax si la war génn. mais yàlla yóbbu waaw voilà mais affaire bi dafa mel ni dafa jege trop te léegi en terme li ñu doon wax léegi surtout si ñi nga xam ne les populations locales touchées concernées bon affaire yi ça traîne Ablaye. bon en tous les cas comme li ma la ko waxee rek. te yooyu dafa nekk yoo xam ne ay décis bon. gaaw a réglé implication des populations à la base
yi nga xam ne ñoom ñooy les premiers impactés mooy première chose à faire avant ñuy def dara. Ces populations là sur toute la côte sénégalaise devraient être impliquées. beneen bi ginnaaw implication bi ñu def état des lieux l'état des lieux tey jii ay nit ñu ngi dund ci napp kenn mënu ko weddi nañu natt kon ñuy dund ci napp ñaata lañu en dehors de mool mii dem géej rek en dehors de mareyeur bay jënd jën bi en dehors de femme transformatrice bi en dehors de teerukat bi sa gannaaw dëkk ya sa gannaaw nga xam ne dañuy ñëw xëy ut ci seen ndawal yóbbu donc dafay dañuy wax géej dafa yaatu ginnaaw kon tey jii war na am état des lieux zone bu ñu wax ne pétrole feeñ na fa wala gaz tey jii ka nga xam ne moom la ñu wax ne yow yaa war a seet fii ci biir ay étude am ya mu war a yor loolu war na ci génn mu leer nañ mu partagé ko man li ma nanguwul nga ne seet naa ana mu nga ne maa ko yor ana transparence bi am suba ana mu seet naa jox naa ko benn kuréel wala jox naa ko état wala jox naa ko benn ministère déedéet la population à la base ba nga xam ne dafa bokk ba nga seetee ba gis da ngay ñëw indi li nga wax ne moom nga gis moom mu nangu ndax li nga gis méngoo na ak moom li mu dund bu dee méngoo na nga yor kayit moom mu yor kayit ñu continuer nag waxtaan bi ah waaw lii lañ fi bëgg a def waaw lii ngeen fi bëgg a def yéen bu ngeen ko defee di ngeen wàññi sama nappukaay bi lan ngeen waaj pour man waaw bu ñu la waxee dinañ am responsabilité sociale d'entreprise nga ne waaw def leen ko ci dëkk bi seet leen mairie bi bu dee école la ñu amul jàppale leen ci école hôpital la ñu amul nañu jàppale ci hôpital dëkk bi lu manqué xëj na robinet la ñu amul pour kër yi branchement sociaux la ñu bëgg ñu leeral loolu. ak risques yi nga xam ne peut-être mën na am jumtukaay yi nga xam ne moo koy faj du risque yooyu amee. ginnaaw loolu gis nga ginnaaw sax nga xool responsabilité sociale d'entreprise nga doog a wax nag ne man mi daan fi liggéey nag te lii ngeen fi indi ñëpp d'accord nañ ne koom la xaalis la ku nekk boo ko déggee da nga ko bëgg mais ñun ñi daan fi liggéey est-ce que bëgguñu xaalis bëgg nañ dañu bëgg ñun ñii ñu sentir suñu bopp ñun ñi ngeen indi lii suñu bërëb ñu nit fu fi ñëw bu subaa nga xam ne dëkk bii lii feeñ moo tax dëkk bi naat na ba ñëfa dëkk naat nañu loolu nag lu ñuy waxtaane la mais tant que tooguñu ñëpp ci benn penc ne yéen ñi nga xam ne yéen daan yëngu ban gàllankoor ngeen xalaat ci lii ñoom ñu wax seen gàllankoor ña seen xam-xam màcc sa loola parce que dafa am ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc sa wàllu pétrole ñoo ko jàng ñooñu ko gën a xam ñu woo leen ñoom ñu joxe seen xalaat ña seen xam-xam màcc sa géej ne bés boo fi sampee pétrole bii lii mën na ci xew ñoom ñu wax la it seen xalaat ñu boole yooyu yëpp ñu tënk ko buñ ko tënkee ñu ne ah bu subaa pétrole commencé nañ kaa seet yéen kat bi ngeen ñëwee Sangomar gaal yi dañ daan jàpp ñaar téeméeri kilo samp ngeen seen teen léegi gaal yi téeméeri kilo la ñuy jàpp kan la ñuy ji ki fi samp teen bi lañ koy ji waaw yaa fi jëlee téeméeri kilo yi nooy def ba fay ko gaay loolu muy dëkk bu ñu dem di seeti dara dañu war a xool état de référence ba état de référence bi lan la wax lan moo fi nekkoon ñu mën a xool selon les statistiques gis nga loolu moo tax gis nga jël statistiques yu fiable yu wér dafa am solo pas ngay toog naan foog naa déedéet oto bi ñaata tonnes la yëpp nga ne 50 tonnes ñu bind 50 tonnes oto bi non foog naa ne est-ce que amul ay 20 ay 25 di ko sous-estimer suba daf lay dab donc il nous faut dès à présent ñu am ay état de référence yu valable yu leer diggante Ndar ba Cap Skirring parce que seetukaayu pétrole yi dafa commencé sakkan wax nañu Ndar wax nañu Kayar dégg nga léegi moom du nee na la Tëngéej offshore ñu ngi si sax bëgg génn turu Tëngéej bi ne waa Tëngéej bokkuñu si ana Sangomar fa nga xam ne mooy grenier wu napp Sénégal sa zone commune ba diggante Cap Skirring balaa ngay du Guinée Bissau ñu ngi fay commencé di seet waaw foofu yëpp bu amee pétrole wala foofu yëpp am na gaz wala ñu ngi ko fay seet ba gàllankoor na napp gi ka daan dund si napp gi lan lay dunde est-ce que dañuy toog di seetaan kooku déedéet est-ce que dañuy bàyyi ba pétrole bi ñëw en 2023 ñu nekk kaay ñu waxtaan déedéet waxtaan wi tey lay door ñu wax ci lu leer ci wàllu gouvernement Sénégal ya ñu dénk pétrole bi ak kuréel bu mu doon kuréel yëpp nañ ci dugal ñi nga xam ne ñoo teewal napp gi aujourd'hui bu ñu naan ay da ngay dégg ñu naan cos pétrogaz boo laajee moo ni kan moo leen fa teewal ñu ne ñun loolu tey am na moo loo xam ne naan loolu ñun tey lañ ko mos a dégg boo laajee kuréel yu mag yi ñu ne kenn teewaluñu fa léegi kan moo ñu fa teewal sur ce point là je voulais intervenir rapidement tu yaay jeexal ci point boobu ça je pense c'est la responsabilité du ministère de la pêche parce que li ñuy wax pétrole c'est offshore c'est océan ñun ñi bokk ci océan bi waruñu mën a am kenn ku fa njaatigeel ku dul ñoom waa pêche il faut que ñu ministère de l'environnement jël articulation pêche bi ak environnement ñu boole ni ko
parce que ñun convention recherche biologique et pêche moo tax ñu gën ci am toogaay ci li ñuy waxee donc tey jii le ministère de la pêche mooy jël responsabilité am dem boo tegee assise nationale ku fa toog di wax suñu débat politique de pêche parce que pêche ce n'est pas tëbbateer rek. ak indi jën. du loolu rek ndax. non il y a d'autres choses ñun nag li ñuy wax ñu ngi ko wér ci ay convention yu ñu xoolee moo ñu ko jox ci sañ-sañ que noonu lañ ko bëgg a gisee doxee ko noonu mu ko santaane ñaanuñu lu ñu moom la war koy jël ci convention yi moo ñu ko sant population yi dañu am droit xam fekke ca dogal ba bokk ca ñuy dogal ànd ca ñuy dogal bu ñu ko toppee fu mu leen jëme ndax ànd na ci la ñu dogal loolu dañ ko am droit ginnaaw bu ñu amee référendum am na convention yi ñu ko jox tey dañu am ay convention yu bees ci àddina ëllëg bi ñu bëgg ñun am nañu convention yoo xam ne déclaration des nations unies moo ñu ko jox jagleel ñu ko ci les droits humains yooyu yëpp dafa fekk seen li ñuy amas néew mu dee ay code que suñu convention ëpp ko doole gën ñoo jox moo tax ma ne waxi pêche mënuñ ci génne ministère de la pêche te njabootu bi mënu ut beneen jaatige bu dul ministère de la pêche ngoon nañu yóbbu ca toogaay ba ñu war ñu toog fa parce que bu ëllëgee fa ñu foog na fa lañ duñu ko xuloo duñu ko xeex xam nañu loo xam ne ñun xam nañ fu mu ñuy jëme mën nañ loo xam ne fa ñu koy waxee foofu lañ koy waxee que bu ñu ko waxee daañu fa dégg wax ñi ne keneen ku ko wax ko bokkul ak ñun ñi koy wax yàq nga suñuy wax mais yàq nga say wax mais ñu suñuy wax du yàqu. ñuy remercier Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ne moom chargé de campagne de Greenpeace ci participation émission bi ak xalaatam yi mu si indi également moom la ci société civile pêche moom tam ñoo ngi koy remercier bu baax a baax di gërëm mbokku auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi teewoon ñëpp ci émission bi partie technique bi Fatima si nekkoon Makhtar Sall doon leen présenté seen émission Waarwi